BP Actu yi gannaaw bu ñu la nuyoo rek di leen ziar tey nekk mardi 23 novembre 2021 ñu ñëw ak yéen si yéen kaay yi ma si ànd ak soxna Aminata Ndiaye Amina maa ngi lay nuyu di la ziar. di la ziar bu baax Boucar Ndour di ziar képp ku ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu te dalaatal leen jàmm seen xibaar revue de presse. dañ koy njëkk rek ak journal L'Observateur nag tey xëy na dalal ki nga xamante ne Amina Ndiaye moo di Kabirou Mbodj nag solde ses comptes noonu la ko journal bi titré. noonu la demee entretien exclusif la amal ak waa L'Observateur moom mi nga xamante ni moom moo nekkoon ex PDG bu Wari ñëwaat na ci bruit yi nga xamante ni Wari amoon na ko état bi li nga xamante ni noonu la ci taxawoo ndax jàpp na ni ak lu mën ci doon état moom moo leen waroon féete kaw daal di leen di aar ngir leen ci attaques yi nga xamante ni ñoo ngi doon faral di ko jot wax na lu bari ci vérité yi nga xamante ni moom moo waral Wari daal di am ay poursuite judiciaire waaye yemul foofu defal na ay yeneen révélation yoo xamante ni kenn xamu ko ci woon. am na sax révélation bu mu def nee na nag am na magu yoo xamante ni tey benn ancien premier ministre ak son beau-frère maanaam ñoo ko orchestré rek pour rek yàq li nga xamante ni tey mooy maanaam achat bi nga xamante ni tey Tigo da ko bëggoon a def par Wari. waaw comme ni ñu ko waxee rek bu njëkk ba gis nañu collaboration ba amoon diggante Wari ak Tigo li mu daan jënd mënoon na koo jënd via Wari mais nee na benn ancien premier ministre moom moo ko orchestré ak beau-frère am ngir ko loolu daal di dakk foofu nag la seen coow tàmbalee ba suñ joon yàlla tey. waaye tamit jooytu na rek li nga xamante rek mooy maanaam tey état bi mesure yi nga xamante ni tey maanaam jëlu ko rek ngir multiple ko attaques yi nga xamante ni rek tey def nañ ko ci jëmale ko ci Wari. waaw mooy li ma wax rek nee na état moom moo leen waroon a yër sàmm leen ci attaques yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi ko doon jot ndax bu dul dara Wari entreprise la bu doon recruter ay jeunes entreprise la boo xamante ni tamit dafa mérité état daal di koy sàmm face ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jugoon ngir yàqal ko waaye leneen a nga nii tamit koo xamante ni tey affaire viol présumé viol bi Sénégal mu mel ni nag tey dafa mel ni moom ki nga xamante ni moo di Mamiko ak Kader Gadji daal dafa mel ni dañ leen a bëgg a porter plainte. dañ leen a porter plainte sax Amina mi nga xamante ni moom moo nekk njiit ci wàllum élection mi Sénégal. jamono ji nag gis nañ ñu saay bu ñu xëyee ex-ministre di yëkkati seen baaraamu tuuma di ko duut ndax li nga xamante ni moom lañ koy toppee ci wàllum Fatima Dione Miss Sénégal 2020 jotul woon li nga xamante ni moom lañ ko waroon a jox waaye tamit daal dañu ci subir conséquences yu gën a grave boobaak léegi nag ku nekk wax nga ci Kader Gadji da cee def ab sortie di traité ki nga xamante ni moom moo di Amina nee na ko bu fekkante ni da nga bëgg jigéen ñuy jaay seen bopp ay naar yow nga jaay sa bopp te nga bàyyi suñuy ndawu Sénégal kaddu yooyu la ko wax ki nii di Mamiko tamit dafa def ab direct ñëpp di dugg di seen kaddu looloo waral mu daal di koy porter plainte. waaye ba léegi rek ci coowal politique la ñuy des rek mu mel ne Sonko moom mu ngi wax rek si li nga xamante ne mooy maanaam Sonko les limites d'une ligne de démarcation. comme ni nga ko waxee waaw charte la ci wàllum non violence ñu ci bari nag dañ naan Sonko day woote jàmm ak salaam ci réewu Sénégal alors que moom moo yee violence bi ndax saay bu dara jógee ci kawam wala mu jóg ci ay opposants yi rek ñoom ñooy faral di toog ci télé bi di woo askan bi ngir ñu jóg daal di manifester wala dara looloo waral nag mu daal di yëkkati ay kàddoom rek di ko jëmale ci li nga xamante ni moom moo di wàllum violence ak non violence. waaye ba léegi rek dañuy desee ci journal L'Observateur xëy na nag di wax rek ci coppite yi nga xamante ni tey njiitum réew mi def na ko te mu mel ne nag Serigne Bassirou Gueye moom mi nga xamante ni moo nekkoon procureur de la République dafa mel ni daal palais la jëm. Serigne Bassirou Gueye mi nga xamante ni nag ku jógoon tudd ko ndax ñu ci bari nee nañu woon dafa nekk ci côté suñu njiitum réew ba lu mu wax rek loolu la wax ñuy xëy di ñu yëgal ci xëdi njëkk yi ni Serigne Bassirou Gueye nag moom daal dinañ koy wàcce waaye wàcce bi ñu ko wàcce dafa mel ni jar na ko ndax mi nga ca biir palais dend ak suñu njiitum réew yor poste bi nga xamante ni moom moo ko gën a kawe ki nga xamante ni nag moom moo ko uutu du kenn ku dul Amidou Diouf doyen des juges bu bees bi mi ngi tudd Maham Diallo ci gàttal daal Serigne Bassirou Gueye ak Ousmane Diagne dem nañu daal di cédé place bi ak ki nga xamante ni moom moo di Téliko dem nañu daal di cédé place bi ak ki nga xamante ni moom mooy Amady Diouf. Téliko moom dafa mel ni nee nañ dañ ko exilé rek yóbbu ko fële sa Tambacounda. noonu la ñuy def rek jàll ci journal Vox Populi moom nag xëy na rek di fësal ki nga xamante ni rek moo di wala xëy na di wax ci mbirum charte bi mu mel ni nag tey Moundiaye Cissé moom moo ci yëkkati ay cadre rek di ci lancer benn message bu am solo. noonu la demee moom nag yëkkati na ci ay kaddu Moundiaye Cissé yëkkati na ay kaddu di waxaat ci charte yi nga xamante ni moom lay lancer waaye tamit message bu fort bi nga xamante ne loolu la wax nee na nañu dépassionné wu ci li nga xamante ni moom moo di réaction bu Sonko ndax bari na ñoo xamante ni dañ ci focaliser
lu Sonko wax wala lu Sonko def rek ñu daal di ciy concentré wu à 100%. jàpp na ni buñ ko bàyyee de dramatiser rek yeneen dina ñëw. waaye ñëwaat na tamit ci opposition bi nee na opposition bi amul intérêt benn yoon di fragiliser li nga xamante ni moom moo di société civile bi. charte au pacte li nga xamante ni moom moo di nomination yi ñu war a def peu importe ak lépp loo xamante ni moom moo xew ce qui nous intéresse mooy li nga xamante ni moom mooy mécanisme de régulation de la violence maanaam daal non violence. maanaam non violence moo ba tax na rek kii di Seydou Gueye nekk porte-parole APR moom daal yëkkati na ay kàddu rek jëmale ko Sonko nee na Sonko moom souffre du syndrome d'Ulysse. jàpp na ni Sonko dafa am lu mu àndal li muy def nii teyu ko loolu la wax nee na daal mbir mi ngi manifesté wu ci réaction yi nga xamante ni mi ngi faral di ko am di yee askan bi ci wàllum violence comme ñoom ñëpp rek presque ñoom ñoo bokk benn kàddu nee na l'objectif principal nag mooy ñu maintenir li nga xamante ni moom moo di dynamique victorieuse bi ci li nga xamante ni moom moo di seen coalition jusque là amaguñu benn élection boo xamante ni ñàkk nañ ko. Barthélémy Dias nag nee na il a intérêt à répondre de tes actes au lieu que mu nekk fii nii di servir benn mélodrame face aux Sénégalais. face aux Sénégalais waaye leneen tamit a ngi nii rek Amina Ndiaye loo xamante ni day lu doy waar la rek mooy maanaam Yaya Jammeh mi wax ne dafa bëgg a ñibbisi parce que jàpp na ne kii di Adama Barrow moom dafa yàq li nga xamante ni moo di ndonom. veille présidentielle yi la ñu nekk daal Yaya Jammeh mi ngi menacé de revenir delluwaat ca diwaanu Gambie jëlaat li nga xamante ni moom moo di fauteuil royal am ndax jàpp na ni président ba fa nekk di Adama Barrow da koo daal di détrôné waaye tamit da koo jëw ndax lépp lu mu def rek na jàpp ni nekk fa woon annoncé na retour am incha allah nañu xaar Yaya Jammeh ca Gambie. nañu xaar Yaya Jammeh sa Gambie waaye tamit leneen a ngi nii loo xamante ni Amina Ndiaye si ba léegi rek nommé procureur général de la cour d'appel de Dakar Ousmane Diagne le retour d'un insoumis. le retour d'un insoumis comme ni nga ko waxee rek nommé procureur général ci cour d'appel bu Dakar Amady Diouf nag nekk nouveau procureur bi non seulement ñu ñëwaat ak ñoom ci li nga xamante ni moom moo di parcours am moom moo daal di remplacer Serigne Bassirou Gueye nag moom bu kenn jàpp ni dañ ko wàcc rek ñu ko demal nga tëddi nelaw non ma ngi ci diwaanu Palais foofu daal la dem toog Maham Diallo patron du premier cabinet de Dakar moom tamit nag bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa toog. waaye tamit leneen a ngi nii rek lu doy waar rek vente présumée de parcelle le maire de Malika dañ jàpp ne daal moom koo xamante ni rek mu ngi en eau trouble mooy maanaam mu ngi si ay fitna fi mu toll nii. ci ay fitna nee nañu vente de parcelle en toog ca diwaanu VDN 3 ba Mortala Gadiaga ak Birane Sylla dañ leen a assigné tey jii ci talaata bi ñu daal di dem ca diwaanu tribunal Guédiawaye Pikine pour wàllum escroquerie foncière noonu leen doon tuumaar ba tax na nag lu toll ci 60 parties civiles ñoo ngi leen di réclamer ku ci nekk 50 millions de francs CFA boo ko xaymaa daal mu war a nekk 3000 millions et quelques duo bi nga xamante ni nag amoon ci seen diggante duo bi nga xamante ni moom lañ doon def di jaay wàllum suuf boo xamante ni nguur gi moo ko moom jamono jii daal ñoo ngi ci dans de sale drap. waaw dans de sale drap waaye ba léegi rek Amina Ndiaye si affaire Miss Sénégal bi tamit dafa mel ni journal bi ñëwaat na si mu mel ni nag tey la diffusion de la cybercriminalité sur le podium noonu la ko journal bi titré la DSC sur le podium. waaw boobaak léegi nag moom dégguñu ci woon yoon mu daal di ci wax sénégalais yi ñoo ci doon joxe seen xalaat ñenn ñi di ko condamné waaye nag waa division de cybercriminalité nag daal di nuy dugg en podium ginnaaw ba ñenn ñi daal di porter plainte ku ci mel ni Mame Mactar Gueye bu Jamra ak seen regroupement bi tey ji jeudi incha allah la ñu daal di xëy dem porter ji plainte ci wàllu miss bi nga xamante ni moom moo dund métit bi ba askan bi yëpp di ko jàppale. affaire scandale nag am na ci usurpation d'identité am na ci waaye kooku waxaguñu kan la. Amina Ndiaye noonu la ñuy def rek ba léegi rek ci journal Libération rek mu ngi tamit di wax ci li nga xamante ni rek l'APIX la source du mal mu mel ni impact bi nga xamante ni rek wala impact désastreuse bi nga xamante ni tey travaux terre bi def na ko ci banlieue bi. travaux terre bi def na ko ci banlieue bi ñu ci bari ci ñoom nag ñoo ngi koy kaas naan nangu nañu seen ay kër teg ci tamit nag daal dinañ leen di empêcher ba amatuñu fu ñu jaar boo gisee embouteillage bi nekk ci Dakar moo raw tukk su bën sànni ba réer mën nga départ 6 heures du matin sa kër wala ngaa yegg fi ngay liggéey des fois 8 heures ba 9 heures jot ndax travaux yu bari yi fa nekk loolu sax amul problème nañ xaari ni résultat bi daal foofu la wax di neexee. noonu la ñuy def jàlle ci journal record nag bi nga xamante ni rek mu ngi xëy di fësal ki nga xamante ni moo di Edouard Mendy ci Ligue des champions yi Chelsea Juve à 20h30 mu jàpp ne nag Edouard Mendy pour la revanche et la première place. Juventus Chelsea tey ji lay doore bu 20h jotee ci li nga xamante ni moom moo di compétition bu Ligue des champions Mendy nag mi ngi taxawee position revanche teg ci tamit soxlawaale li nga xamante ni moom moo di première place bi Boulaye ak Villarreal nag dañuy résister à Manchester City Bouna ak waa Bayern na jamono ji première place moom la ñuy xëccoo pour li nga xamante ni moom moo di wàllum rachat.
wàllum rachat noonu la ñuy def rek ba léegi rek si journalu record rek Ligue des champions tamit contre Benfica ce mardi mu jàpp ne Barça moom impérativement dafa war a am ndam avant Bayern. impérativement Barça waratul am défaite ci match yi nga xamante ne ñoo nekk ci kanamam ndax buñ ko saytoo bu baax a baax gis nañu dafa xawoon a tagatémbe ba ñu daal di wàccee ki nga xamante ni moom moo nekkoon seen njiit bi. noonu la ñuy def rek jaar si journal sunu lamb xëy na nag di fasal ki nga xamante ni tey moo di le tarkindaa ñu ne Siteu entre victoire et défaite Siteu le champion de l'irrégularité mooy maanaam moom dollar la rek day yéeg di wàcc. dollar la day yéeg di wàcc tey mu am victoire ëllëg mu am défaite waaye nag jamono ji moom victoire la war a am digganteem ak Papa Sow combat bi nga xamante ni moom moo di ñëw ci gàttal daal Siteu li nga xamante ni moom la def. muy yéeg ko wàcc cette fois-ci dafa war a yéeg rek ndax ñu koy xaar a bari. keneen ku yéeg mu ngi nii muy Fils de Balla moom ak Gora Sock en mars mu mel ne nag Jamaïcain moo décroché combat boobu. Jamaïcain moo décroché combat boobee yamul foofu noonu nag Jamaïcain journal bi fësalaat na ko ci leneen buukar nee nañ jamono ji moo ngi bras de fer bu baax a baax ca diwaanu stade Iba Mar Diop daal dina fay détrôner ki nga xamante ni moom moo di niñ koy waxee sax. Assane Ndiaye mi daan faral di fa tëgg saa su nekk combat ndax mbooloo bi saa su nekk moo fa daan tëgg di ko feesal moom Assane Ndiaye waaye Jamaïcain combat bi passé dafa ñëw feesal ko dellu noonu la ñuy def rek ba tey rek si journalu sunu lamb fa xëy na tamit di fësal Gaston Mbengue sur Pakala Forza ça sera quelque chose de grandiose. nee na loolu du lu ndaw loolu dina rëy dina neex dina yóbbu combat loo xamante ni demande sociale la ñu ko doon xaarandi bari bu ko defee rek dañuy daal di xaar date bu baax bi yónni yàgg di la jaajëfal ñëpp dafa mel ni lii la leen andiloon ci seen xibaaru revue de presse. jërëjëf ba beneen yoon incha allah.